bésu àjjuma bi yemook ñaari fan ci weeru octobre atum 2020 ndaje bu waxtaan sottante xalaat bu waa Amnesty International amal fii ci Brikama ànd ci ak waa ADB association pour le développement du Balantacounda ak éleveurs yi nekk ci département bi yëpp ngir xeex càccum jur gi nga xam ne moo lëmbe gox bi te muy am sax ñu si ñàkk seen bakkan te du am benn mujj looloo waral ñuy woote wallu ngir kaaraange fii ci sunu département ci nit ñi ak ci seen alal waxtaan wu am solo def nañ ko fii ci diwaanu Brikama ki nga xam ne mooy responsable bi fi teewal waa ADB muy association pour le développement du Balantacounda teewlu nañ ay kàddoom. waxuñu lan moo waral tey ndaje bi. bien ndaje bi dafa jógee rek si phénomène de sàcc bi boo xamante ne dafa am ampleur si Balantacounda dañuy commencé di sàcc na ay nag sàcc ay xar ay béy waaye léegi même boo yoree ginaar sa biir néeg dañuy sàcc ginaar yi léeg-léeg sax dañuy ñëw nii rey ay nit sàccat bu nekk si frontière bi wala bu nekk si forêt bi circulé bu la dajee ak paysan bi sax daf cee agressé dañuy doon ay sàcckat nekk ay agresseur loolu dafa doy waar moo tax ñun ñoo xamante ne fii la ñu juddoo fii la ñu màggee ñun suñu créé suñu association mu tudd association pour le développement du Balantacounda ñun dañuy jóg dem fekkee ci autorité si lu ñu ne nekk parce que dafa am lu ñu def ba pare dañuy ñëw ànd ak ñoom su ko defee bu ñu songee yëf yi yàlla dañu may ndam su ko defee sàcc bi day jeex si Balantacounda moo waral ndaje bi dañuy dem rencontrer préfet bi rencontrer sous-préfet bi rencontrer acteurs de l'élevage yi ñoom yëpp ku nekk dañuy ñëw sa kër fekk la jël suñu temps yëpp ñu waxtaan si parce que dafa def problème boo xamante dafa xóot dafa yàgg tamit dafa xóot moo tax ñun bàyyi ñu kenn dañ leen di rencontrer ñoom yëpp buñ ci paree ñu ne dañuy dem rencontrer ONG yi ci la ñuy rencontrer la direction la maison de la CEDEAO à Ziguinchor ñu rencontrer monsieur Gassama à Ziguinchor ñu rencontrer la dynamique pour la paix en Casamance ñu jox ñu ay piste ñu topp piste yooyu parce que ñoom dañuy yàgg topp sécurité de si Casamance en général si Balantacounda en particulier ñu topp piste yooyu moo waral tey Amnesty International par le biais de secrétaire général Seydou Gassama nangu jàppale waa Balantacounda pour que ñu mën a am ndaje bi waxtaan ak éleveurs yi ñu xam réellement ñen ñoo impacté wu réellement lan la kii sàcc bi yàgg si Balantacounda su ko defee état mu mën nañu jàppale loolu moo waral ndaje bi tey. alors ban gàllankoor la sàccum jur gi indi fii. sàcc njur bi dafa gën a installer insécurité renforcer pauvreté bi parce que ndóol bi léegi la gën a am doole parce que même boo yoree sa ginaar sa biir nekk dañuy ñëw sàcc ko ñii ñëw dañuy yor ay gannaay yoo xamante ne ñun mi sa flèche sa am ñu droit yor ko donc sàcckat buy dem ak gannaay moom kooku bàyyilu kenn lu mu dajee ko dina ko rey wala mbaa mu sàcc lu nga yor loolu moo vraiment loolu la ñu déploré sàcc bi dafa yokk pauvreté bi yokk ndóol bi yokk insécurité bi fu mu nekk nii kenn ñemeetul dem si àll bi au-delà de 5 kilomètres boo fa defee da nga dee yàgg nit yoo xamante ne doo xam ban genre nit la mbaam mu agressé la mu rey la su la yàlla mayee chance nga rëcc loolu moo xew si côté Balantacounda moo tax ñuy ñaan autorité yi ñu ñaan kilifa yi bàyyi ñu kenn nañu jàppale ñu trouver solution pour que lii mu mën a jeex si Balantacounda. léegi déglu ngeen sàmmkat yi yëpp lan ngeen di def léegi pour topp saafara jafe-jafe yi. bien donc recommandation yi jóge seen rencontre bi ñun amuñu leneen lu dul ànd ak waa Amnesty waa dynamique de la paix pour la Casamance ñaan leen ñoom tamit ñu gën a yóbbu dossiers yi fu mu gën a kawe su ko defee ñu mën a jël ay décisions yoo xamante ne day arrangé waa Balantacounda su ko defee waa ñaar réew ñoo xamante ne ñoo bokk frontière bi ñu jël ay décisions yoo xamante ne dina mettre fin à ce vol de bétail ñun loolu la ñu ñaan te à chaque fois dañuy wut ay solution topp waa Amnesty ñu jàppale ñu si loolu. si ñoom la ñuy yaakaar parce que ñoom fu nekk nañu fa jaar dañuy am yaakaar ci ñoom. Samba Mané ñu ngi lay gërëm. naa ñaxtu ak jooytu ngir jëmale ko ci nguurub Sénégal ñii nga xam ne ñoom ñooy waa Amnesty International tey taxaw ci àq ak yelleefu doomu aadama gannaaw bi ñu dégloo ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci départ ñu taataan ay kàddu ci ki leen fi teewal. nañ ko renforcer parce que ki yore ngannaay di def lu bon ngannaay lay ragal kuy taxaw di ko xeex lay ragal loolu nag état bi moo ko mën a def population yi amuñu ngannaay amuñu sañ-sañ def ko état bi moo leen ko war a saafara. am na àq ak yelleef yi nga xamante ni tumuranke na ci goxu Bakondi. am ki nga xamante ni ñëw di sàccum juróom mu daal di bëgg fippu dee fekk ki ñëw pour def jëf ju bon boobu mais moom la ñu tëj. ñu ne nag yéen ñiy yëngu ci wàllu woowu lan ngeen ci xalaat. waaw kay affaire Bakondi bi bu mu xewee
Amnesty jotu ci woon de manière officielle waaye tey tax na ñu gën a dégg ñu gën a xam nu mu demee parce que li xew ki ko fekkee wala ki ko dund moo ko mën a wax moo ko mën a raconter loolu lu ñuy méttitud la parce que affaire bi xew na kii di war a ñu gis ñuy sàcc alalam mu koy aar kii ñëw ak nganaay bëgg ko rey yar la def moom mu rey ko léegi nag yoon jàpp ko tëj ko loolu lu ñu méttitud la parce que droit am na ci wàll mais droits humains aussi am na ci wàll moo tax Amnesty International dina ci jóg taxaw ci lu ñutu affaire bi nu mu demee jël dossier bi en charge bu ci mënee taxawaayam bu mat sëkk dina ko taxaw incha allah. jërëjëf monsieur Lam. gannaaw ñoom ñëpp bi ñu waxee ki nga xamante ne ni moom fi teewal nguuru Sénégal muy adjoint maire bu commune bu Djibanaar lii la wax. maa ngi tudd Bourama Soutire Sadio. je suis l'adjoint maire de la commune de Djibanaar. tey dama fi ñëw teew si turu maire bi damay ñaan yàlla teewaay bu ñu def nii mu nekk résultat bi suba parce que ñun suñu département bi suñu arrondissement bi on a marqué beaucoup de choses sur le problème de vol. vol bi moom franchement moo ñu retardé si suñu développement kon dañ si programme bu ñu jotee ñëwuñu recommandation yi fi ñu teew ñu daaj pour ñu mën a andi yeneen cantonnement yi nekk ay Bantankountou ay Bindaba 1 dem côté Missirah parce que tey suñu développement bi yëpp mooy 29 villages la ñuy amoon si commune bi léegi 6 villages kese moo fa des lu si des yëpp àll la nit ñi dañuy ragal dem liggéey ñu dañuy ragal dem béy ñu ragal dem samp kon tey chaque jour da ngay dégg vol partout vol béy yi vol xar yi vol ginaar yi sax ay vol nag yi kon ñun dañu vraiment rencontre mel ni dañuy ñaan maire bi ñaan encore pour que suba ñëpp maire yi ku nekk ci arrondissement yi ñu teewat encore ak Amnesty International ak yeneen rajo yi pour ñu mën a combattre suñu développement bi mën a vraiment mettre fléau bi ñu fàtte ko parce que ñun dañuy sonn ku ñëw ak arme mu fekk la kon boo jógee nga am problème ñun sax nekkuñu sécurité dañu fi tëdd jàpp si yàlla mais des fois on a des multiples problèmes ñu ne maire yi liggéeyuñu et puis chaque jour dañuy rendre compte si état chaque jour on nous rend compte si sous-préfet yi si préfet yi dem gouvernance day si ministre yi même président yi sax day jotee suñu message kon ñun dañuy fi def suñu devoir kon lii rencontre bi moom ku nekk mu xam ni état mu xam suba ñëpp ñoo jogandoo pour lutter fléau bi pour mu jeex si suñu arrondissement jeex suñu département bi ñu mun a méngoo nekk benn man loolu laa ñaan itam mu jëm a xam lu ñuy accompagner nit ñi parce que lu nekk dañu ne maire yi la parce que ñu ñoo membrane gauche bi moo ñoo membrane droite man aw ma fetal aw ma ku ma garde mais population bi laa yor dañu sonn si population bi ku jooy dañu xam ne diw jooy na mais nan la ñu koy faje moom mooy problème des fois ak ñun et puis population du ñu xam ni maire yi mu ngi liggéey mu ngi def kattan parce que ñun délee man pour man nelaw guddi ay minuit 1 heure lay doon parce que maa ngi si coup de fil yi lu nekk rek maire yi dañu si teew si appel dañu si teew si suñuy kayit kon loolu mooy suñu wargal moo tax ñu jiituñu dañuy nekk suñu liggéey chaque jour dañuy def suñu liggéey mais peut-être état bi moom moo dese pour ñu jàppale ñu pour xeex bu jeex fii ñu nekk benn ñu àndandoo liggéey suñu Casamance liggéey suñu région yi liggéey suñu département yi liggéey suñu arrondissement yi liggéey suñu commune bi liggéey suñu village yi moom moo suma sago ñu nekk benn liggéeyandoo parce que tey maire yi yëpp war nañ fi teew ñoo Brikama tey ñu déglu lu ñu gars yi wax ñu xam ne suñu devoir itam état itam nekk ak responsabilité nekk préfet sous-préfet war nañu fi teew ñu xam ne suñu jooy population bi war na dugg si ñoom man loolu laa recommandé vraiment pour état bi gën a xam ñun dañu sonn ak population bi lépp ñun la d'accord naa ba ñu mais ñun ñoo war a taxaw tam ak ñun yëpp
ñu mën a liggéey suñu réew pour léegi bu avancé pour ñu déggoo pour président bi mën a liggéey il faut apaisement am. gannaaw waxtaan nag kilifa diine yeeg kilifa aada yi daal nañuy ñaan ngir lii lépp nga xamante ne nii jooy nañ ko nguurub Sénégal fajal leen ko ci bu gaaw. Goudomp TV Moustapha Sy.